asalaamaaleykum mbokk yi safo ak saxo di seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax wi bu ne saa ñu jukkil leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak coowal suuf fële ca Wakam ca terme sud ki nga xam ne nag mooy maître Sidiki Kaba di jëwriñ ji ñu dénk l'armée bi xamle na ni nag suuf soosee fi mu toll nii dañu koy delloowaat ci loxoy l'armée gi ginnaaw bi ko yoon dogalee maître Sidiki Kaba ci ndaje mu nga xam ni moom moo ko doon jiite xamle na ni tamit kii di président de la république jëndale lu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions ngir jagleel ko juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti famille yi nga xam ni ba ñu demee ci yoon dalee na atte ñàkkal ci suuf soosu nga xam ni moom lañ doon xëccoo moomeel ga fële ca Ngor ñi nga xam ni ñoo di askan wa nag nee nañu lii di canal bi ni mu yàqoo ëpp na dayoo ba tax na fi mu toll nii ñu ngi woo nguur gi ngir mu dugal ci loxoom lu ko mooy mbir mi dina dem ba ëpp loxo ba daal dinañu amaat beneen baie de Hann balaa loolu nag faw nguur gi dugal ci loxoom ndax xeetu bon boo xalaat ak mbalit ak lu ni mel boo demee fa nga koy fekk te loolu du jur jàmm. ci wàllu réseaux sociaux yi ak ni ñu koy utiliser lu jëm ci internet ak lu ni mel fii ci Sénégal nag ñu ci bari ci askan bi dañu koy jël di ci def naka sudul noonu wala bokk di ci wane lu rafetul ak lu tegginul wala di ci yàq derub doomu aadama ba tax na fi mu toll ni am na ñenn ci askan bi ñuy sàkku yenn réseaux sociaux yi sax ñu dakkal ko ndax ñu bari ci askan wi koy jëfandikoo xamuñu lan moo ko tax a jóg. dañuy dem ba Ngor foofee nag ni ñu ko waxee ci njëlbeenu bopp xibaar yi ñii di askan bi nag canal ba moom moo leen jaaxal ndax xeetu bon ak salteeg mbalit mu nga xam ne ma nga fa ni guus ba tax na nag ñoom nee nañu daal faw état bi dugal ci loxoom lu ko mooy daañu dem ba amaat beneen baie de Hann loolu yi nag tax na ba ñoom daal ñi ngi yuuxu wàllu ngir que loole ñu daal di ci def saafara nu mu gën a gaawee Pape Ibrahima Ndiaye Cheikhou Nagaay. Même les fruits de mer qui se collaient aux rochers et tout ça, on ne voit plus rien. Il y a plus rien. mu doon doomu Ngor bokk ci équipe municipale bi nga xam ne mooy jiite gox bi Idrissa Gueye moom saay buy xool géej gi njàkkare lay àndal te xolam yëpp dafay tooy lu ko waral mooy canal Ngor bu yegg ci pollution bu garaaw yàq li nga xam ne mooy géej gi. Depuis ay ati at ñu ngi ci jafe-jafe yi parce que dafa poser déjà un problème environnemental un problème de santé publique de tout ce que vous voulez. canal la boo xam ne pratiquement mu ngi jógee VDN ba jaar Liberté 6 jaar Wakam jaar aéroport et tout ça te nit ñi dañ ci def ay branchements clandestins bon branchement clandestin yooyu nag ñoo andi pollution bi actuellement nii ci géej gi. canal bi nag boo fi yegsee di nga fi fekk image boo xam ne ñu ñëpp la yitteel lu ko waral dinañ fi seen ay ganaar canette ay butéelu ndox wala diwlin benn mélange bu garaaw boo xam ne day sooxeel napp bi doon activité principale fii ci Ngor. xeetu jën bu ne nga ne moom lañ fiy fekk moom lañ fi daan fekk mais léegi fekkatuñ ko fi à cause de pollution bi moo tax jën yi ñu ngi seeti yeneen i zone pour mën fa def seen i pont mais fii depuis des générations et des générations fii moom mos a nekk zone de ponte jën yëpp fi lañ daan nekk da ngay wàcc sax le soir à 6 heures nga ñëw taxaw fii bat sa caa jàpp yaax wala jàpp sa dë wala côté wala beneen xeetu jën franchement parler c'est dégradant daal. ay at a ngi nag lu jëm ci wàllum sensibilisation la ñu ŋànk gox bi dooleel bu baax waaye nag mu mel ni doyul fokk ñu soppi doxalin. donc loolu moo waral daal ñun bu fekkee état bi mën na ci jóg jàppale ñu ci vraiment ñu sant ko dinañ ko sant gërëm ko mais depuis loolu daal vraiment gisuñu dara loo xam ne action boo xam ne ñoom def nañ ko lu jëm ci loolu te aussi am na autorité yoo xam ne ñu ngi dëkk fii ci gox bi te waxuñu ci dara boobu ba léegi. dépolluer baax na waaye bañ a polluer moo gën bu ñu sukkandikoo ci Idrissa Gueye mu teg ci ne dañoo war a aar géej gi fii ci Ngor ak feneen ci réew mi bu ñu bañee di rey li nga xam ne mooy mala yi yàq suñu alam bi ba pare ñëwaat di yëkkati ay milliards ne dañ koy defaraat.
jërëjëf Pape Ibrahima Ndiaye ci sujet bu am solo boobu dañuy daal di wax jëmale ci wàllu lii di jumtuwaayu xarala yi di réseaux sociaux yi internet ak lu ni mel fii ci Sénégal nag ni ñu koy jëfandikoo dëppoowul ak li ko tax a jóg ndax ñenn ci askan bi wala bokk ñu ci bari ci ñoom dañu koy jëfandikoo di ca wax ju tegginewul wala di ca wane lu nga xamante ni nii dëppoowul ak suñu aada ak suñu cosaan ñenn yi tamit di ko jëfandikoo ngir yàq doomu aadama ba tax na ñenn ci askan bi ñu ngi ni daal faw loolu di réseaux sociaux yi ñu segg ko xooli tamit yan lañ ciy jëfandikoo ak nañ lañ koy jëfandikoo yenn ci askan bi tamit ñu daal di leen gën a ñaax ba ñu xam lan moo tax a jóg réseaux sociaux yi Alassane Niang Augustin Mandang. diffusion ay message audio ci réseaux sociaux yi nekk lu ñu nemmeeku jamono ji ci Sénégal ay waxtaan yu rëcc loolu dem ba jur jéeya ci jamono ji. jamono ñu toll ni moom loolu moom kenn amatul confiance ci kenn parce que souvent bu fekkee ne ay autorité yu toll yenn niveau yi ci dëkk bi su fekkee dañuy dem di waxtaan ba di lancer ay audio di ko balancer loolu dafay tax nit ñi manque de confiance ci koo munti nekkal parce que yor sa portable di lancer ay affaire ci ay jotaay dafa rafetul. moo gis ne génération léegi dañoo amatul référence loolu dafa nekk benn handicap ci ñoom amatuñu référence te référence. ñun suñu génération ñun dañu amoon référence am na yoo xam ne jamais au plus grand jamais ñu def. pour Mame Thierno Dione société sénégalaise moo ñàkk lépp loo xamante ni moom la fi maam yi bàyyi woon loolu dem ba di reflété wu ci li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi mu di ko ñaawlu. kooku de sëñ bi ni mu ko jàngatee moom affaire bu doy waar la loolu moom dafa jekkul quoi si dëkk bi si boo xoolee ba xool fu mu nekk nii dëkk bi dafa ëlbatu ko parce que liñ fi mag ñi bàyyi woon liñ fi papa ñi liñ ñu yaree woon. léegi moom la ñu amatul léegi moo tax ku jóg génne réseaux sociaux yi xam nga affaire yi daal doy na waar quoi mais instant bi moom surtout moo amatul waaw non sécurité amatul léegi pour man léegi booy waxtaan ak sa xarit sax si WhatsApp bi léegi tu préfères sax ngeen gisee moo gën bu nekkee yéen a ngi fii yéen a bokk koñ wala soruñ tew leen ngeen gisante sax moo gën moo ëpp sécurité quoi que ngay wax moom léegi téléphone parce que léegi téléphone yi léegi dafa doy waar. étudiant bi di ñaawlu li nga xam ni moom la ay moromam di utiliser li nga xam ni moo di réseaux sociaux yi di xamle itam genre action yu ni mel dañ ci war a andi ay daan ngir saafara li ni mel. Ben selon moi je trouve que c'est pas normal parce que. loolu moom rafetul te jàpp naa ni WhatsApp buñ ko doon defar c'est pour mu amal ñu njëriñ mais jël ay message yu jàmbur di ko utiliser ci ay fànn yoo xamante ni mën na ko yàq loolu daal rafetlu ñu ko waaye tamit may ñaax sama morom yi ngir ñu bàyyi xel ci ni ñuy utiliser li nga xam ne moo di réseaux sociaux yi. à qui leur message peut être envoyé. di wasaare ay données personnelles dañ ko daal di ñaawlu suñu sukkandikoo ci ay loi waaye mu mel ni jamono ji boobu la jëya day gën di màgg fii ci réewum Sénégal ba tax na kenn mënatu cee mucc. ñu daal di àddu jëmale ci màggaluk Touba gi nga xam ni lu toll ci 4 ba 5 millions ngi doomi aadama daje nañ fa ngir sant la Serigne Touba yàlla donte par coronavirus mi ngi fi terewul nit ñi dem nañu bu baax a baax kii di Amath Soumaré xam-xamam màcc ci wàllu koom xamle na ni kat màggaluk ren gi dina am bu baax njeexital bu am solo ci li nga xam ni moo di koom-koomu réew mi ñu déglu ko ci micro Sofia Ba. ban impact maanaam la màggal bi am ci affaire économie màggal bi lu mu am ci affaire économie comme impact tey mooy que màggal bu fekkee ne chaque fois ñaari fan yi day réunir ñeenti wala juróomi million maanaam juróomi million boo ko jëlee mooy maanaam le tiers maanaam ñett boo jëlee population Sénégal nga xaaj ko par ñett moom ñoom ñooy tase à peu près pendant deux jours ou 3 jours moom mooy ñoom ñooy tase Touba pour def màggal bi te fu fekkee ne ñeent wala juróomi million fu ñu tase et foofu nit ñi dañuy lekk dañuy naan dañuy feet donc il faut que mu xam ne économie foofu dina tourner bu baax donc peut-être que ren gi bu ñu am peut-être 2 wala 3 millions lay nekk à peu près parce que affaire mbas mi moo tax mais am na impact économique di nga xam ne bu baax parce que nit ñi bari ñi ngi dem yóbbu jaay fa ñi nga xam ne ñi ngi dem yóbbu di jaay ñi ngi dem foofu di jëndi ñi ngi nekk di consommer loolu yëpp dina am impact ci économie bi au niveau donc national ak au niveau donc même de Touba.
Abdou Diaw di taskatu xibaar moom itamit di wallu ki nga xam ni rek moom moo di Amath Soumaré ci wax jooju jëm ci wàllu koom-koom mi ndax xamle na ni daal màggal gi lu ci mel ni dem beeg dikk bi di secteur transport bi da ci gis boppam waaye lu jëm ci li nga xam ni moom la doomu aadama yi di xéwloo yi tamit dana dem ba egg ci niveau bu nga xam ni bu kawee kawe lay doon loolu yëpp di jural réew mi koom-koom mu am solo Abdou Diaw ci micro Sophia Ba. instant bi presque débat yëpp mooy màggal gi ban njeexital la am ci économie bi et je pense que tey kenn mënu réere mbir que ne màggal gi nekk na benn période boo xamante ni fi nga xamante ni ay millions doomu aadama ñoo fay dajee foo xamante ni aussi doomu aadama dañuy jóge ba bitim réew di ñëw loolu kenn mënul réere mbir ne am na benn effet positif bu am ci koom bi maintenant nu ñu koy nattee ñaar la soit ñu xool ñun dangay xool tijji say gët nga xool ne par exemple nit ñi ñu ngi dem ak ñëw transport mi ngi dox nit ñi ñu ngi jënd consommation bi yokk na parce que day màggal gi nekk na rare des moments bu nga xamante ni pic bi consommation bi da koy atteindre maanaam ku nekk li nga daan jënd boo daan jënd ñaari par exemple boo daan jënd 2 kilos banane da ngay yokk parce que nit ñi dañ surtout dañu am benn particularité à Touba Bernel et cetera donc yooyu aussi buñ xeeb day am benn surtout consommation parce que économie li fi gën a am solo surtout indicateur yu gën a tiré PIB consommation ci lay bokk et ku wax consommation aussi wax jënd parce que boo jënd aussi day permettre am fekk kuy jaay fekkee ne nag aussi demanteeg diggante boobu am na ci wàllu koom bien sûr day am benn njeextal donc au plan positif ci wàllu PIB boobu noonu. ci wàllu diine ji la ñuy desandi daal di wax rek ci li nga xam ni moo di église Saint-Joseph foofee nag boo fa demee lu jëm ci wàllu kurus ak lu jëm ci bible di téere boobu nga xam ni askan bi dañu koy soxla lool rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci diine chrétienne yooyu nag dañu koy jëfandikoo bu baax njaay ma yi tamit ci weeru octobre bi dina am solo lool ba tax na weer la bu nga xamante ni nii tamit ci wàllu Covid 19 bi ak ci wàllu njaay moomu dina ci am njeexital bu am solo Aïssatou Diak Augustin Mandang. chapelet ak bible dafa nekk ay objet de dévotion yoo xamante ne fidèle catholique yi dañ koy daal di jëfandikoo ngir ñaan ci seen soxla te it di ci jaamu commerçante bi duñu xamal li ni mel daanaka nag njaayam mu ngay dox bu baax a baax rawatina nag ci jamono yi mbas mi di coronavirus. pandémie bi feebar bi tax na ñëpp gën nañoo jege yàlla voilà comme mois d'octobre en général chaque année moom. le mois d'octobre ça se sent dañu am chaque fois dañuy am ay nit ñu ñëw jënd chapelet parce que comme mois d'octobre bi moom gars yi dañ koy commémorer je peux dire chaque ba le premier wala muy jege si rek gars yi dañuy jënd chapelet voilà pour juste chaque jour ñu mën a def seen rosaire comme il le faut. nit ku nekk da ngay ñëw xool à chaque fois moom bible moom à chaque fois mooy gën a dem sax ak chapelet yi que yeneen livret y a aussi am na si ay livret de prière du genre mais bible moom à chaque fois voilà. y a des commandes gars yi dañuy ñëw jënd si bu baax a baax. voilà bible bi bon même bu nekkulee temps boo xamante ne c'est priorité boo xam ne dañu war a commémorer dara du genre comme mois de rosaire bi mais bible bi juste gars yi dañ koy jënd juste boo demee ba am ne amatoo bible wala nga am sa bible muy xootee ko du genre da ngay ñëw nga jënd juste pour tenir parce que catholique bu ne war nga am bible bi nga moom sa bopp. des fois nga toog boo wéetee ubbi lire du genre. daanaka nag façon client bu ne dañ koy am muy nekk mag ba ndaw. les jeunes. jaay bi mi ngi jar mag ak ndaw yëpp ñi ngi ñëw di ko jënd te it mi ngi jar bu baax a baax vraiment ñi ngi sant yàlla. ça avance peu à peu. client bi nag moom mu ngi ni xamal ne yile chapelet daanaka ci weeru octobre bi leen koy gën a jëfandikoo ngir ñaan ci seen ay soxla. mooy bi nga xam ne dañ koy ñaan. jël suñu ñaan jaarale ko ci Mariama mi nga xam ne mooy ndey Yeesu Krista ngir mu jël suñu ñaan bi yóbbu ko ci doomam Yeesu Krista ci suñu borom yàlla voilà loolu la ñuy def donc chapelet bi boo gisee nu koy ñaan nii surtout ci mois bi ñu nekk fii ci mois de octobre ak mois de mai moo nga xam ne ñaari weer yoo xam ne dañ ko jagleel Mariama te fàttali ko lépp li nga xam ne moom la dund bi mu àndee ak doomam ba keroog bi ñuy daaj doomam ci croix ba moom mu nga taxaw foofu taxaw fekkee bi doomam di dee nga ñu ne loolu yëpp mën na nekk loo xam ne daf ñuy jàppale ci suñu dund donc jaarale ko ñaan bi ci moom itam pour mu jàppale ci suñu àdduna waaw. weeru octobre nag nekk weer boo xamante ne dañ ko jagleel Vierge Marie ak rosaire bi daanaka objet yooyu nga xamante ne dañ koy jëfandikoo ngir jaamu ci mu ngi dox bu baax a baax.
organisation internationale bi ñu jagleel wàllu migrants yi mooy ñi nga xam ni daal dañuy faral di dem ci yeneen réew yi di fa daan seen doole muy OIM moom nag am na projet bu am solo bu mu taxawal tuddee ko match projet boobu nag li ko tax a jóg moo di fexe rek ba ñi nga xam ni ñoo di ndaw yi yeewoo ci Sénégal ak ci Nigéria ñu tàggat leen ba ñu mën a am ab liggéey foofee ci Europe mu nekk nag immigration bu nga xamante ni dafay tegu ci yoon li nga xam ni moo ko tax a jóg nag mooy fexe yi tamit ba xeex li nga xam ni moo di mbëkk mi mooy ndaw yi dem ci géej gi te teguñu ko ci anam yu yoon yu ànd ak yoon wala bokk yu dëppoo ak wàllu karange loolu yi nag tax na ba daal ñoom jël nañ ci ay matuwaay yu am solo ñu déglu ci Aminata Ba ak Souleymane Mbengue. projet bii di match dañ ko daal di tëral ngir daal di yombal yenn ci ay ndaw yu xarañ fii ci Sénégal ak ci Nigéria ñu daal di dem bitim réew ci anam bu jaar yoon koppar bi ñu daal di dugal ci bile projet mu ngi toll ci 2 millions euros mu nekk 1 milliard ak 200 millions ak fukk ci franc CFA. mais projet bi dafa nekk projet bu am solo parce que nag dafa nekk projet boo xam ne day def la promotion te li ñu tuddee la migration professionnelle mais surtout la migration circulaire maanaam jël ay ndaw Sénégal yoo xam ne am nañ xam-xam bu màcc ci wàllu xarala lu bees yi yóbbu leen Italie wala Belgique wala Pays-Bas wala Luxembourg yóbbu leen ci ay entreprises yoo xam ne ni ñu leen di recruter kat ñoom la ñuy recruter ñi fa dëkk. mooy loolu première sécurité bi la te ci waxtaan bi aussi dañuy wax ne bu ñu naree dem moom nañu dem ci ay anam lu leer donc loolu mu nekk lu am solo mais bu ñu fa defee aussi mën nañu am ay contrat yoo xam ne 1 an ba 2 at la pour ñu am benn expérience bu bees et bu ñu ko defee ñu mën a ñibbi siwaat également ci biir réew mi indi expérience boobu indi effectivement compétence yu bees yooyu pour ñu mën a gën a jëriñ seen réew. ki teewal Union européenne fii ci Sénégal muy rafetlu bile initiative mu yokku ci ne bile projet dina tax ba ndaw yi nekk fii ci Afrique seen xam-xam daal di yokku. Parce que ce que nous mettons sur le devant de la scène, c'est les opportunités qui sont liées à ce que l'on appelle la migration circulaire. bile migration nag ay opportunité kese la dañuy jël ndaw yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ yi nga xamante ne bëgg nañoo génn Sénégal gi dem ci yeneen réew ngir daal di fay liggéey ñu daal di leen yóbbu nag ci réewu Europe yi ñu daal di fay liggéey lu tollook at ba 2 at ñu gën a yokk seen expérience bu ko defee nag ñu daal di ñëwaat fii ci seen réew ñu daal di fii investir bile projet nag mënuñ cee forcer kenn wala di tànn ndaw ñi ñoom ñooy xool bu fekkee bëgg nañoo dem wala bëgguñoo dem. Qui doit être entreprise à travers des modalités qui ne profitent qu'aux trafiquants et qui sont dangereuses pour votre avenir et votre vie. projet match bi dina daal di dugal loxoom bu baax ci xeex mbëkk mi. gis nañ ne avant 2012 kat dañuy wax doon wax Barça wala Barça phénomène boobu demoon na ba métti famille boo duggoon presque vraiment mu laal ko mais gis nañ am na ay jéego yu am solo boo en termes de sensibilisation mais surtout. en termes effectivement d'offrir des opportunités ay xale yooyu donc am na ay financement yoo xam ne ku bëgg a liggéey te liggéey rek tax a jóg mën nga liggéey tekki ci biir réew mi loolu aussi ñoo ngi ci liggéey bu baax a baax c'est vrai que fan yi nag ak Covid bi souvent nag am na ñoo xam ne dañuy dem bitim réew yaakaar ne comme vraiment am na ñu bëri ñoo xam ne peut-être nekkatuñ fa wala am na ay secteurs yoo xam ne ñoo ngi recruter peut-être ñooñu ñooy woo xale yi ne leen bu ngeen ñëwee mën ngeen am liggéey ma leen di wax ne loolu vraiment vraiment nekkul lu baax te waru leen tax ñu mën a dugg ci ay gaal ci ay embarcation de fortune pour dem bitim réew. édition bu njëkk bu projet match bi dañ ko daal di tëral ngir daal di yokk doole marché yenn ci ay réew yu bokk ci Union européenne bu ci mel ni Belgique Italie Luxembourg ak Pays-Bas. jëriñ ji ñu denk wàllu l'armée gi di maître Sidiki Kaba àdduna jëmale ci coowal suuf ya am ca terme sud fële ca Wakam moom nag xamle na ni coow loolu daanaka léegi mu jeex ndaxte suuf soosee dina ñëw ci loxoy l'armée bi waaye tamit dëggal na enveloppe bi nga xamante ni président de la république mu toll ci juróom-ñetti téeméeri millions ci suñuy koppar jagleel na ko juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti famille yi nga xam ni ba ñu demee ci yoon daf leen atte ñàkkal ci wàllu suuf googe ci moomeel ga ba tax na yi tamit mbir la mu nga xamante ni ministre bi àdduna ci ginnaaw cérémonie bu nga xam ni daan na ko amal tey ci suba Abdourahmane Ly Seydina Mbaye
mu nekk juróom benn fukk ak juróom-ñeenti njaboot au lieu de juróom-ñaari fukk ak juróom-ñeent yu ñu xamle woon leeral gaa ngi jóge ci jëwriñ gu ñu dénk wàllum l'armée gi jëm ci xew-xew gi amee ca Terme Sud maître Sidiki Kaba ngi xamle ni njaboot yooyu ci fépp fu ñu dem niki ay bërëbu àttekaay dañu leen xamal ni amuñu dëgg. dañ leen topp ci procédure bi nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko déclenché bi ñu demee ci présidence du tribunal hors classe de Dakar tribunal grande instance bi leen atte nee nañu amuñu dëgg ñu ñaan d'appel bi ñu demee cour d'appel foofu tamit ñu perte seen procès ñu dem ci cour suprême bi ñu fa demee tamit cour suprême nee na amu leen dëgg te loolu ma wax leen ko lu toll 12 ans la procédure di amee. mu di ne yoon moo wax si bu ñu sukkandikoo si maître Sidiki Kaba jëwriñ gu ñu dénk wàllum l'armée gi ngi woo njabootu militaire yooyu ak ñooñee nekkoon na ay militaire te taxawu dëkk bi si ñu may ñi nga xamante ni jamono ji ñoo nekk sous les drapeaux. dafa am ñi nga xam ne ñu ngi xaar durant la procédure des 12 ans seen naataango ñi nga xam ne dañu waroon dugg procédure bi def nañ ko expulsion bi amee na am na ñi nga xam ne dañu war a dugg ñoom dinañ dugg foofu. procédure baa ngi si yoon wi jamono ji lépp luy assiette foncière u Terme Sud nar nañu ko delloo militaires yi muy matukaay ngir may leen ñu mën a liggéey ñoom militaires yi nu mu waree. Terme Sud te 15 hectares la fukk ak juróom hectares mu teg ko ci loxo le chef d'état-major général des armées Biram Diop pour que mu mette à la disposition des armées et que ñu loger foofu te loolu wone na tamit ñi nga xam ne dañu doon wax ci biir presse bi que dañu bëggoon jël suuf boobu cité bi jox ko gradé yi jox ko yeneen ponte du régime yeneen kilifa ci régime loolu tamit du dëgg. si ay kàddoom yu mujj moom maître Sidiki Kaba xamle na ni njiitu réew mi Macky Sall dégagé na lu toll juróom-ñeenti téeméeri millions si suñu koppar ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoom la ñu génnee si kër ya ca Terme Sud. dina dégager ci cadre programme de 100 000 logements li nga xam ne mooy 800 millions te 800 millions mooy 10 millions mooy kër ñi nga xam ne commune rek moo ko mën a def pour nga am kër à 10 millions ci programme yooyu jëm a set ndax la lañ loger ñi fi nekkoon. ca camp Mountaga Diallo ca Bel-Air seetlu nañ fa teewaayu Semga Biram Diop ak it au commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire lépp ngir waajal stagiaires yi ci cour d'état-major bi nga xamante ni tey jii am na ay coppite yu ci mel ni lim bi nga xamante ni ñooy def formation bi ak it diir bi nga xamante ni formation bi dina ko def mu jugee juróom-benni weer jàpp juróom-ñeenti weer. ñu daal di àddu jëmale ci tolluwaayu woppi coronavirus ji ci réewum Sénégal tey jii nag ci bésub tey bi ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar test yu ñu amal fukk ak juróom-benn ñoo ci ñëw am doomu jàngoro bi muy ñetti cas contact yu nga xam ni dañ leen doon topp ñaari cas importé ci aéroport international Blaise Diagne am fukk ak benn cas yu ñu tuddee cas communautaire ñu am jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll am na juróom-ñaar fukk yu ci wér ba ñibbi seeni kër. fi mu toll ñii na nekk ca Sowétas ñett dong lañu benn nit ñàkkul bakkanam diggante démb ak tey ci woppi coronavirus ji mu mel ni que ñi ci ñàkk seen bakkan lim bi mi ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak benn ba corona bi duggee ci réew mi ak jon yàllay tey. jàngeen jëf ci topp gi ngeen di topp programme ITV dañ leen di bàyyi ak Khalifa Diakhaté ñuy jaajëfal El Hadji Malick Cissé ak Ramatoulaye ci jàppandal gi nga xam ne moom lañ jàppandal ba ñu mën a toog fii di leen jottali xibaar yi ci anam yu leer jàngeen jëf ba suba ak jàmm incha allah.